Je rappelle que cette manifestation de cet après-midi a été convoquée par les petits-fils des guides religieux de toutes les confréries du Sénégal. Ces petits-fils ont pris l'engagement, aujourd'hui, acte numéro 1, à soutenir sans faille et sans condition la mission du guide de la Révolution pacifique, le général de Bamba, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Donc cette rencontre d'aujourd'hui sera la phase numéro 1, car je voudrais, disons, en profiter pour dire que la deuxième phase, elle sera pour le 3 juillet 2021 à Mbacké, parce que ces petits-fils que vous voyez devant vous ont l'intention de faire une conférence publique le 3 juillet 2021 à Mbacké, sous la présence effective du guide de la Révolution pacifique, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Donc vous aurez dans quelques instants l'occasion de voir ces petits-fils, car ils auront à prendre la parole les uns après les autres, mais inviter la presse nationale et internationale, surtout pour le 3 juillet 2021 à Mbacké, pour une grande conférence publique. Nous rendons grâce à Dieu. Prions sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous renouvelons également notre allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, son plus grand serviteur. dañuy tàmbalee rek nuyu mbooleem kilifa diine yi ci réew mi te di leen ñaanal ci njiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Serigne Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ñaanal it Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu borom Daarul Muhti ak mbooleem njabootu ku tedd képp ak kilifa diine yi yëpp, waaye di ñaanal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xam ne moo waral jotaay bi, di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. te mission bii mu sumb ngir réew mi suñu borom kàttanal ko ba mu matale ko ni mu ko bëggee. Je voudrais vous remercier, vous, la presse, d'avoir répondu à cet appel. Et par cette même occasion, nous vous présentons nos condoléances les plus émues suite au rappel à Dieu de vos confrères de Leral, que Dieu les assiste dans son paradis céleste. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, comme l'a si bien dit Abdallah, le but de cet événement est de vous annoncer le soutien de ces religieux que vous voyez là. Un soutien sans faille envers le guide de la Révolution pacifique qui, durant toute sa vie, n'a cessé d'œuvrer pour Dieu à travers les hommes. Et c'est dans cette logique que nous réitérons notre souhait de voir enfin le réalisme africain, projet de société du guide, être le soubassement des lendemains de notre pays. Ce dit projet est le fruit de plusieurs années de labeur et de travail et a pour socle les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. ndax ku ne gis na ni Covid def àdduna bi ak ni mu def réew. bu ngeen amee seetlu da ngeen di gis ne mbooleem pensée yi fi mës a jaar 18e siècle ba léegi à un moment donné ñoom ñëpp dañoo am ay limites, ñoom ñëpp dañoo échec. kon ça vaut bien le coup d'essayer. lillahi rek war a suuy nañu ko ñeme rek. te Cheikh Ahmadou Bamba saa su nekk ñu koy fàttali au-delà même de statut de religieux bi mu am, bu ñu fàtte ni bu ñu ko gëstoo dinañ xam ne c'est le plus grand penseur et le plus grand philosophe que le monde ait connu. loolu moom boroom xam-xam yépp ku ci tëju même 10 minutes rek di nga mën a jël loolu teg ci baaraam. beneen bi ci topp moo ñu leen di ñaanit yërmande ci population bi, ndax wax dëgg yàlla li Olof Njaay di wax rek sikki ma lakkandoo ku njëkk a yuuxu dangaa ragal, waaye ku ne xam na ni lii metti bari na. buñ ci limee ñi nga xamante ni bii ay artisans lañ, ñi nga xam ne ay agriculteurs lañ, éleveurs yi, ñi nga xamante ni bii dañuy jàng, ñi nga xam ne dañuy liggéey ak ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey waaye amuñu ko, ak ñi kaso féete ginnaaw, wax dëgg yàlla bu yërmande ji yokkee ci population bi rek defe nañ ni jàmm dina am. ndax damay faral di wax ni nit ki buñ la séddaloo la wooyee da ngay bëgg ñi ngay sédd te bañ a bëgg ci li ngay séddale. ndax boo bëggee ñi ngay sédd mooy waral yërmande day jiitu ci ñoom, te loo yor bu dee pour ñoom la ñoom danañ ci jot ni ñu ci war a jotee.
di leen wax it élection yi nga xamante ne bii ñoo war a tegloo ñu ngi leen di ñaan nañ ko anticiper te def ko benn. Ce sera moins coûteux et ça favorisera la stabilité politique et sociale de ce pays. Nous lançons cependant un appel solennel à tout le peuple sénégalais, particulièrement aux jeunes d'ici et d'ailleurs, pour venir accompagner le guide de la révolution pacifique, pour qu'ensemble, enfin, nous puissions voir notre cher Sénégal sur les rails du développement. Nous leur suggérons aussi de se munir d'un sifflet à la place des jets de pierre ou autres formes de manifestation. Et pour clôturer, nous vous rappelons la date de la conférence publique, surtout annoncée par Abdallah, le 3 juillet à Mbacké Bawol, une conférence publique initiée par des petits-fils du Cheikh et dont Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sera l'invité d'honneur. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda bi Noreyni. Di yeew nuyoo bépp ci moom di sargal suñu kilifa yi toog xanaa dafa fekk ne dafa am lu ñu ciy sof rek du bari ndax fi Sëriñ Abdou Khoudoss daanele rek dañuy yëkkati wax na ko léegi daat ne sikkim ma lakkandoo kon ku njëkk a daw dangaa ragal mu teg ci ni fépp ay metti donte ku tedd ki daf ñuy tere jàmbat waaye nag ku xam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni xam ko ci yërmande xam ko ci ni mu yërëmee doomu aadama Sénégal Afrique adduna bi yëpp moo tax mu jox ñu ndigal ñu fàttali ni état maanaam Abdallah Bodé wax na ko léegi te nu sëriñ bi cëral ci côté culturel bi moo tax dañuy porter wax ci di fàttali état ni société boobu di SODAV wax dëgg yàlla sëriñ bi dafa bëgg ñu gën a yaatal yërmande ci gën a xoolaat structure liggéey ba gën a xoolaat société bi ngir ñi nga xamante ni bi nii ay artistes lañ gën cee gis seen bopp rawatina jeunesse bi nga xamante ni bi nii dañuy yëngu ci ay yëfi artiste sëriñ bi bëgg na état gën a xoolaat société boobu ngir ñoom ñu gën cee gis seen bopp liñ ciy teg nag suñu waxi bopp la maanaam sang yi fi toog ñëpp ñi ngi naqarlu wax dëgg yàlla nekk gi nga xamante ne bi nii tee nañ ko yenn prisonniers yi ci kaso yi ci toññar bi je précise bien ci toññar bi ndax dafa am loo xamante ne bi nii xëy na dañ fee taxaw di wax léeg-léeg sax ñu mel ni lu fëtt ndigal ndax sëriñ bi ku ko xam ko ci non violence Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni du tooñ te ku tooñ mu baal la ci dëggal jubal leeral yaatal di jéggale ak di jëlale lanu woo waaye nag dafa am loo xamante ne bi nii trop c'est trop dafa am loo xam ne moom jiwu ko Sénégal dafa am loo xam ne moom jiwu ko état am na loo xamante ne bi nii dañuy jaayante wax ko sax te dee ci kanamam ndax du ndigalam waaye nag dafa am loo xamante ne bi nii moom dara dérangé wu ko dara méttiwu ko àjjana lay dund fu mu mën a toll donte ñun ñi ngi jéem a dund àjjana fu mu mën a toll waaye ay nit lañ léeg-léeg ñu mer léeg-léeg ñu kontaan waaye dafa am loo xamante ne bi nag dafa ëpp te lu ëpp tuur kon nag wax ju àgg moom dafa ko moom kon nanu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne bi ni dañoo nekk ci kaso bi ci toññar bi wasalaam. benn ñu ngi ci doon naf-nafi depuis des années nga xam ne agression bi dans la banlieue demoon na ba wàññeeku bu baax a baax nattu ñëw rek gis ngeen résultat yi crime yi commencé na agression yi commencé na donc ñu ngi ñaan état du Sénégal nañ soutenir Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dans sa vision et dans sa mission ndax loolu dañ koy jàppale seen bopp réew mi toll na foo xam ne jukko yi changé na surtout ci réseaux sociaux yi doo mus a toog wala nga dox ci dëkk bi ba gis koo xam ne Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni la yaakaar nga gis ko ci dëkk bi muy def loo xam ne nekkul dul noonu donc une fois de plus nous lançons un appel à l'État du Sénégal au président Macky Sall à son gouvernement de soutenir les efforts du guide de la révolution Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ki may jox kàddu gi di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar di ñaanal sëñ Mountakha Cheikh Mouhamadul Bachir mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Noreyni di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mission bi nga xam ne am na ko pour liggéeyal ko maamam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
pour liggéeyal ko maamam Ceerno Ibrahima Faati Ndaamal Daaru na ko Sëriñ Tuubaa gàttandu te taxawu ko ba mu am ci ndam mu defee ko ni mu ko bëggee. di nuyu bu baax sama kilifa yu tedd yi ma fi fekk di Sëriñ Mahfous Mbacké bi nga xam ne sunu ñëw ci jotaay bi ci moom la waree. di nuyu bu baax Sëriñ Mbacké murit njiital tarixa bi ñu koy siyaare bu baax ak Alaaji Fallu Mbacké di siyaare ñu mu bokkal bàyyi mooy Cheikh Abdoulah. kon ñun ñi nga xam ne ñu ñoo bokk nekk njabootuk Serigne Touba ñuy tuddee ñu ay jeunes marabout dañoo am yéene yi taxaw jàppale Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Noreyni ci liggéey bii nga xam ne sumb na ko pour liggéeyal ko maamam te ñun dara ñuruñu lu Serigne Touba te it ku ne xam ne ne Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Noreyni li ko ñor moom mooy Serigne Touba ak njabootu ku tedd ci ndax fonk na Serigne Touba teg ko foo xam ne bariwaan na am na àdde ji li ëpp ci li siiw ci li mu def jël na fii daamaar joo xam ne dugg na biir Touba xool ki sant Mbacké te bokk ci njabootu Serigne Touba gi mu jox ko àdde yi Serigne Touba wàññeekuwaat te xamul kéem ko jox kan la kon kuy wax ne ku bëgg Serigne Touba na nga jàpp ne Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Noreyni kenn jiitu ko ci. kon mission bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Noreyni soobu na ci ñun ñii nga xam ne ñu di sëti Serigne Touba kenn waruñu see jiitu ñun ñoo si war a njëkk a jiitu ak ñi ñu am ak ñi ñu àndal njabootu Cheikh Ahmadou Kara gi soog a ñëw ndax doom dafa jege baayam moo tax mission bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Kara bëgg na ko ñun ñii di bokkam di doom ci moom di sët Serigne Touba ñoo ci war a jiitu. loolu nag ma ci woo képp koo xam ne ku sant Mbacké nga képp koo xam ne doomi Cheikh nga képp koo xam ne dañ lay tudd di tudd Serigne Touba lii nga xam ne Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Noreyni bëgg na ko maa ngi la ciy woo pour ñu jàppale Cheikh Ahmadou Kara ci li mu bëgg. di ci woo mbooleem ki satoo ci Alxaaji Malick Sy ndax du liggéey boo xam ne dafay yem ci mouridisme rek dafay liggéey bu yaatu boo xam ne ñu ngi ci woo waa kër Cheikh Ibrahima Niass. waa kër maam Limaamu Laay ñëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bi nga xam ne njabootu Cheikh Ahmadou Kara gi soobu nañ ci pour ànd ak Cheikh Ahmadou Kara ngir liggéey gi mu liggéeyal gi bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak réew mi na ci ñëpp ànd soobu woo nañ ci ñëpp. ndax ñun yàlla dafa dogal donte suñuy kàddu gu gàtt la waaye nag suñu jëmmu tas na fa nekk ndax bari nañ ab yëngatu te it bari nañ fa ay soobuwaay ndax ba ci élection yu mujj yi sax ba dikkee ñaa bi mu ñëw Gossas bi naan damaa dem Gossas toj ko booba ma organisé woon meeting boobu ma nekkoon coordinateur commune bi ak département bi bon kon liggéey bi yaatu na ci barab bu nekk kon nag dañ naan bay sawewu tànk te it njabootu ku tedd ki bu ñu ànd ak Cheikh Ahmadou Kara du ñu rëccu lu ñu ànd ak Cheikh Ahmadou Kara puisque ku bëgg Serigne Touba la ku bëgg njabootu Serigne Touba la ndax man mii invité na ma Saly bi ma ñëwee Mbacké mu dugg ci biir na ma Ahmadou loo bëgg jëlal maa ngi ci biir bi ma demee ba pare yëglu dana nañ renseigné nañ jëlee maanaam li ma doon jëfandikoo lépp moom muy soog a génn kon kooku ku fonk njabootu Serigne Touba gi la ak sama jëmu joxee bu ji loolu tax na lii nga xam ne Serigne Mahfous def na ko ngir njabootu Serigne Touba gépp ànd doon benn loola képp koo xam ne ñu ngi lay tudd Serigne Touba nañu jàppale Cheikh Ahmadou Kara ci li mu bëgg tey nag kii fi nekk tey mooy président Macky Sall am na ñaari kàddu yu ma koy wax ndax Cheikh Ahmadou Kara bi muy liggéey ci réew mi di liggéey ci Serigne Touba booba ci saayar xamuñu woon fu mu nekk kon tey bu fekkee lépp waaxu na bu dugg ci ay loxoom mu ñaar seq ko maanaam moom muy jirif tous les Sénégalais waaye nag Cheikh Ahmadou Kara di kilifaam jirif moom it lépp lu bokk ci Serigne Touba ndax loolu ab cër la bu ñu ko nangulee ab cëram day nangul sang bi ab cëram te it nag njaboot gi nga xam ne day njabootu sëriñ bi nekk ci ay loxo yoo xam ne lépp ci ay tuuma la ak i réeru lu mën a ñàkk la waaw ndax lépp lu mu bëgg ci njaboot gi war na cee mën a diisoog sëriñ bi bañ tënk li ñuy tënk mu soog ko mën a jëfandikoo ci njaboot gi ndax Cheikh Ahmadou Kara bu sañoon ñëpp baax Macky Sall bu sañoon ñëpp baax waaye njaboot gi nag dem ci daara yi day gën ñu dem ci kaso yi. gis nga Cheikh Ahmadou Mbacké Kara bi mu nekkee ci liggéey bi ñii fi jaar ñëpp jox ko wàccuwaay bi ko xam ne moom la ko maamam jox
jox ko wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba jox booba da ngay toog lu tolloog ñetti weer doo dégg ñu ne koñ bi agressé nañ fa diw waaye ku ne xam na ne jamono ji Ndakaaru dafa tas bëccëg sax dañ fi agressé rawatina fa ma dëkk bërki démboo Njaay rek lañ fa rey benn xale bu jigéen muy aslem Grand Yoff fii ci Grand Yoff nga xam ne bi may seetaan démb ñu jàpp nañ 300 nangam personnes loola li ko waral mooy ñàkk a teg Cheikh Modou Kara fi ñu ko teg waaye bu ñu ko tegoon fi ñu ko waroon teg njaboot googee di agressé tey ñooy taxaw di sant Serigne Touba naan jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. gis nga bi nga xam ne daje na pour njaboot gépp tënku ci Serigne Touba ndax xol boo xam ne dafay sant Serigne bi waxtu wu nekk kooka soxlawul yite yi kenn ndax l'islam tàbbi na ci moom kenn du bëgg Serigne Touba doyloo Serigne Touba di bëgg alali kenn waaye. li nga xam ne Cheikh Modou Kara amoon na ko muy jumtuwaay yi nga xam ne moom la war a liggéeyale maamam bu demee ba kii fi nekk tey ak ñi ko wër di ko xañ mu toog téye boppam léegi la mu doon liggéeyal Serigne Touba ci saayaratan mi ngi feeñ ndax tey kaso yi fees na amuñu kuñ dugal fenn kenn te loolu lépp dafa am lu ko waral moo tax président bu bëggee am ndam ci xale yi na dellu si xelam bu baax a baax yëf yi gënoon na fee metti Ndakaaru gënoon na fee tàng waaye bi sang bi wàccee ci terrain bi déggatuñ kenn ku ñu agressé déggatuñ kenn ku ñu rey ndax ña doon agressé ak a rey tey jii koo ci gis da nga ko sukkal ak a raamal ndax jëmm ju sell ak jëmm ju tedd kon loolu nag dafa jar kii nga xam ne moo fi nekk ñu teg ko fi mu bàyyi xel suñu sang bu baax bi bu baax a baax ndax ñun ñii nga xam ne ñoo sant Mbàkke ñuy tudd Sëñ Touba ñun pare nañ pour porter combat boobu dañ ci ànd ak sang bi Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Mbacké Noreyni fépp foo xam ne woo nañ fa danañ ko wuyu ji waaw ñun bu ñu sang bi woowul sax njaboot yi nga xam ne di njabootu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñun doy nañu waaw ndax li nekk ci seen wayjur rek moo nekk ci ñoom waaw li nekk ci seen wayjur rek moo nekk ci ñoom buñ sañoon njabootu Sëñ Tuubaa gépp doon benn waaw buñ sañoon réew mi am jàmm ci la ñu nekk suba nekk ci ngoon moo tax Sëñ Mahfous ñu ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne sóobu nga ko pour jàppale sa wayjur yàlla na nga ci am ndam. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo jiite mu li ñuy tuddee tariqatul am li taifatul muridiyya ak ñi nga xamante ni bii ñooy yeneen xalifa yi nekk ci réew mépp ñi ki leen di nuyu nag muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moom mi ñu fi tax a taxaw ak di ziyaare mboolem kilifa diine gu ne ci réew mi ak bitim réew ak ñi fi teew ñépp amul xàjj ak seen te woote bii ñu woote ñuy sant ñi nga xamante ne bii ñoo ñu wuy si moo xam mbokki réew mi moo xam journaliste yi moo xam kilifa yi fi teew yépp te bokk ak ñun pas-pas di pas-pasub l'islam di pas-pasub Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul di pas-pasub Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni lenn rek moo tax a jóg jotaay bi mooy ànd booloo borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy leen ci buumuk yàlla gi bañ a tàqalikoo kon nag bu fekkente ne dañuy préparer combat boo xam ne l'islam yépp ñoo ko bokk génnul l'islam mooy li Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul nekkoon ba tax ñu génnee ko fi ànd ak ñoom mu ànd ak tubaab yi ñu yóbbu ko mu def exil yi mu def ñëwaat loolaay doon continue